Merci alors merci en tout cas à tous nos chers téléspectateurs de TAS Art TV merci jërë ngeen jëf ci seetaan bi en tout cas ci taamu TAS Art TV. Alors tey ñu am benn émission spéciale am benn gan spécial bi nga xamante ne en tout cas c'est un grand innovateur bi nga xamante ne mi ngi doon Kolda mu seet si ñu fas yéene waxtaan li nga xamante ne moom mooy carrière am mais aussi par rapport ak valeur de créativité bu nekk ci moom xam nga ne bu ñu wax Casamance. Le Sénégal entier reconnaît nañu ko Casamance dafa am benn potentiel bu fi nekk mooy potentiel bi nga xamante ne bu am solo alors li des mooy que ni c'est la façon dont nañu war a valoriser ces fils de la Casamance tey ñu dalal ndaanaan moo parce que su ma nee ndaanaan le monde entier d'accord nañu ndaanaan la un fils de la Casamance Seny Kébé bu ñu waxee Seny Kébé xel dem ci marque bi nga xamante ne moom mooy Iwakili donc mu doon marque bi nga xamante ni moom moo lëmbee aduna bi bépp doomu Casamance bépp doomu Kolda mi ngi koy ndamoo parce que marque bi dafay wax bi nag mooy que ni tey mu la ñu fasciné bëgg a faram-fàcce ak moom ci biile émission Seny ñu ngi lay nuyu. Baba Tempo di kontaan bu baax ci dalal bi ngeen ma dalal fii ci studio TAS Art. maanaam tey bu ñu doon wax li nga xamante ne moom mooy. ni nga ñëwee daal waaw ni nga ñëwee waaw. Je pense que dama ci sawar a tontu bu baax ni ma ñëwee sore na sorewul comme bépp ndaw comme bépp xale bi juddoo ci ay parents nekk ndaw bi amoon ambition bu baax a baax bu bëggul woon benn asservissement bu bëggul woon defal li nga def commande daal ku bañoon loolu trop sax bëgg a demal boppam. gëm ne day baax gëm ne un jour day ñëw moom mun na nekk fi nga xamante ne moom loolu la gënoon a bëgg ci àddunaam yaroo Diaobé juddoo Diaobé marché sous-régional bi bokk ci région Kolda département Vélingara nekk jeune bi nga xamante ne jàng Diaobé dem Kounkané dafa 6e benn année jóge fa continuer Vélingara fu ma amee chance def 7 ans 2002 ba 2009 am sama bac dem université nekk département d'anglais am fa niveau licence ma ne leen maa ngi ñëw Kolda fii def fi sama formation en infirmier 2013 dem ci hôpitaux yi ci sama stage ruraux dem côté Goudomp Anambé delluwaat hôpital régional service réanimation di leen nuyu au passage mais bi ma ñibbee yàlla def ma nekk ci benn clinique li nga xamante ne benn paa bu macha allah moo fa nekkoon di ma tegtee may tegtante ak ñoom yàlla def tamit ma am beneen xalaat ne man lii amour la ci man. La santé c'est une fibre dans moi ma ne attention bii am naa ko ba pare waaye ma wuti li leen encore ma am beneen ambition ne man pourquoi pas ma créer benn entreprise ma tuddee ko sama famille ma ñëw. wuti ji sama récépissé ak NINEA voilà ma jéem a nekk organiser ko tuddee ko Enterprise Kébé Family léegi ci biir Enterprise Kébé Family boobu fa lañ doon wut di def ay service dem ba traiteur boo amee ay séminaire toggal la am nañ ay collaborateurs yu fa amoon ay Enda Jeunesse Action ay association yu bëri bu ñu amee ay réunion dañu doon contacter ñu leen di toggal parce que booba jamono woon ki nekkoon sama soxna kooku moom professionnel la moom dafa jàng restauration côté boobu noonu ñu def ko muy moomeelam donc noonu lañ continuer ba yàlla def tamit ñu am beneen xalaat lu tax du ñu dugal leneen ci biir Enterprise Kébé Family mu xëcc sérigraphie dugal ci multiservice ma ñëw encore toog ma ne pourquoi pas ma am leneen li nga xamante ne bu ma ko ci boolee day nekk benn all in one maanaam lépp ci biir ma ñëw rek dugal ci li nga xam moom mooy marque Iwakili li nga ne moo rëmbee réew mi marque Iwakili nag ma dugal ko ci bi ma ko ci dugalee naka la ñëwee sax marque Iwakili bi dama toog un jour ma ne ko dama bëgg a génnee benn marque mais marque bi nga xamante ne du dee illaa yow mi diini mu ne ma loolu naka lay demee ma ne ko bëgg naa bañ a nekk concurrent mais bëgg naa man tamit ñuy tudd marque bu may génnee fi ñuy déggee Adidas fi ñuy déggee ay Nike ay Puma ay Reebok ñu dégg fa après si laa commencé def ay recherche
ci ñoom seen généalogie fan lañ jëlee seen marque bi naka lañ ko defee jàng ci Adidas Ernest mi nga xamante ne africain moo ko defar naka la ko defar loolu yëpp ma jàng kii ma ne mais pourquoi pas doomu Kolda région pourquoi pas moom tamit mu gën li nga xamante ne mais semaine faisant dina dem baaba nii ma ne léegi ma paasante ak moom jox ma tur mu jox ma ne ko doole bii doxut ma jox ko tur mu ne ma bii doxut ma toog muy benn instant rek mel ni yaa ma piqué rek ma tëb ma ne ko Iwakili mu ree ma ne ko Iwakili laay tuddee sama marque bi mu ne ma da nga dof ma ne ko si Iwakili mu ne ma lu tax Iwakili ma ne ko Iwakili 5 ba 6 langues dinañ ko tudd te benn lay signifié mooy góorgóorlul ma ne ko boo demee ci pël ya buñ la ne Iwakili dañoo gis ci yow tànk bi nga nekk Iwakili kenn du ko tudd ku fuuy ku yaafuus kenn du ko wax ku toppatawul sëyam kenn du ko naan Iwakili ku toppatul ndawam ku toppatul aajom ku amul fulla ak fayda kenn du ko naan Iwakili donc Iwakili kuñ koy attaché mais challenge la tamit ñi nga xamante ne bokkuñu woon ci yoon boobu ñu mën a rejoindre rang ñi nekk di Iwakili donc loolu mooy suñu objectif suñu challenge loolu la ñi nga xamante ne ndaw nga te nga toll ci sa digg doole ngir yàlla bul xaar kenn jéemal dara ba li lay fekk la ca mu fekk ci yoon bi nga nekk muy nga nekk Iwakili donc loolu moo tax tur bi ñu génnee ko mu nekk suñu étiquette bi nga xamante ne hormis local mais niveau international sax lañ bëgg mu egg ndax defaguñu sax li nga xamante ne moom mooy journée de lancement officielle bi mais tey Iwakili moo ngi Espagne moo ngi France moo ngi États-Unis moo ngi ci sous-région bi gaa yaa ngi commande tey sax am na ay commandes yu war a dem Espagne mais xam nga rek yéeg ak wàcc bi moo kiiwul mais loolu yëpp pas-pas la yéene la ak fulla ak dëggu ci li nga bëgg a def moo tax adduna bi moom bu ñu xaar kenn bu ñu yaakaar ci kenn nañ commencé après lii ñëw après yàlla dina dimbale ñu mën a egg en tout cas daal Iwakili ñëw na pour jeune surtout jeunes ñi ndax pas moom mère moom pare nañu maintenant ñi war a Iwakili mooy ñun cette tranche d'âge là cette jeunesse peut-être livrée à elle-même moo war a jóg jàpp loolu ci loxoom yàlla dimbalam na ma sens bokk naa ak sa benn collaboratrice mosoon nañ bokk benn journée demi journée bu ñu defoon ci l'auto-entrepreneuriat mais macha allah journée boobu ku nekk da nga ñëwoon nga génne li nekkoon ci yow ak ta façon de voir le monde ak ni nga gisee jeunesse su Kolda mais jour boobu c'était riche très riche te loolu jëlee nañ ci lu bëri bëri donc je pense que tey su ma demee ba lay wax seeni ci lu tuuti rek lii laa la mën a expliquer. mi ngi noonu moom la fi di jot a tënk day tënk rek mais jàpp leen que ni lu gën a riche mi ngi ci yoon parce que xuusaguñu ba ci biir d'abord ñu ngi ci porte d'entrée bi maanaam ci waxtaan bi ci porte d'entrée bi la nekk instant bi nii alors Seyni ñu gis que li nga naan persévérance bi endurance bi ñu gis li nga xamante ne moom mooy gëm sa bopp bi nga incarné ba yegg si fii tey parce que mun ñu comprendre que un jeune bi nga xamante ni dafa def médecine dina bàyyi koo pare en tout cas mu dugg ci entrepreneuriat donc qu'est-ce qui a expliqué renonce boobu noonu tout ça les temps d'années d'études tout ça ba nga jàpp beneen yoon bi nga xamante ni nga yaakaar ni peut-être boo ko boosté rek jur dañ lay fekk si par rapport ak moom ngay def. c'est parce que Baba dama gëmoon ne ku nangu di nga dem dama gëmoon ne man mii nga xamante ne lii laa commencé mën naa fi bañ a jeexal ma dem jeexali feneen mbaa ma commencé foofu tam dem jeexali feneen tamit donc persévérance boobu na ak ambition boobu de mun naa la ne judduwaale la ndax man dama juddu fekkuma alal amuñu nag amuñu béy amuñu xar amuñu ginaar amuñu Papa Ndiaye na ma Papa Ndiaye na ma turu Papa Ndiaye bàyyi mais c'est d'habitude gars yi loolu la ñuy teg bu fekkee dañoo bëgg a exprimer li nekk ci ñoom donc ma nekk zone bi nga xamante ne tamit dañoo am benn étiquette bi nga xamante dañu ne yaakaar ne xale yooyu bëgguñu liggéey bu dul marché bi ñun ñu bokk fi nga xamante ne ay nit ñu am kóllëre lañu tey gan bu ñëw Diaobé fekk na fa la famille Kébécounda te ñun dalal lañ xam donc ñu nekk ñi nga xamante ne tamit bu ñu liggéeyu bu ñu yaafuusee rek askan wi yépp la ñu tilimal donc ñu am benn sacerdoce bu diis benn liggéey bi nga xamante ne dañ ko war a joob pour ñi nga xamante ne ñoo ngi ñëw suñu ginnaaw
ñu mën a roy ci ñun ñu mën a gis ci ñun mais bu fekkente ne ñëw nañu gisuñu fi alal mais ñu xam ne ñun de ñii de comme ni ko Marc Iwakil bi tuddee ñii de dañ doon góorgóorlu bi ñu nekkoon ndaw ba si néew bi nga tëddee bu ñu lay témoigner oɗo de ko wonno suka mo wakkilayno donc baaba ñun tey persévérance boobu noonu dañ koy yokk rek waaye duñu ko rétrogradé boobu moom amul frein day dem rek dañ koy bës rek ci accélérateur bi pédale bi rek dañ koy pédale day dem donc tey muy bépp ndaw ci biir région Kolda Vélingara département Kolda département Médina Yoro Foulah département na nga gëm d'abord sa bopp mën nga jàng livre bu ne ci àdduna mën nañ la jàngal fu nekk mën nga xool coach yu bëri ci YouTube bi mais yow mii yaa war a nekkal sa bopp livre nga war a nekkal sa bopp coach nga war a nekkal sa bopp référence parce que mën nga gis ci baaba li nga xamante ne bëgg nga ko mais mënoo ko mais yow li nga mën jéem ko nga valoriser ko nit ñi naw la ci nit ñi topp la ci donc tey boo gisee ku nekk jóg na di gën a am ambition mais saa waay dafa fekk ñi nga xamante ñoom ñoo xalal yoon bi donc je pense que loolu bépp ndaw waroo toog ñu naan la xëy jógal naaj na wala jógal bët set na déedéet commencel après li ci des yàlla ak nit ñu baax ñi mën nañ la fekk ci yoon bi démb yaa ngi woon feneen te yaa ngi ni tas aar suba li ñuy xaar ci yow mooy lu ëpp tas aar te man bi ma duggee ci seen locaux mais dama kontaan te man ak yow mosuñoo toog am ci yàlla moo ñu boole ak suñu copain bi nga xam ne moom mooy seen dof suñu kër la ñëwoon mu jël téléphone mu ne ma kii Baba Tempo la ma wax ak yow tey xoolal te li nga ma dalal donc nañ ko bés rek nañ ko bés dina dem man loolu laa gëm te lu ma gëmul moom du ma ci ne jamais je ne perds pas mon temps ci lu ma gëmul foo ma fekk maa ngi bay bu fekkee ngoos nga ma gisee matin bi jàppal ne boobu moom journée boobu gëm naa ko te tey boo ma fayoon sax mun naa xëy dem ci sa tool dem bay fa faalewu ma dara lii rek bay dundee li muy jàngal ci pédagogique ci waxtaan bu ñuy def ñu ak moom rek dañuy comprendre que li nga xam te moom mooy ambition jeune Casamance parce que dañu nga xam ci fight xam nañ ci moom seen bopp xam nañ ci en tout cas liggéey pour autonomisation lu mënu ma ne sax moom kese mais pour qui parle de Diaobé parle en tout cas ça a été collé de tous les mots waaw zone d'insécurité mu nekk dëkk bi nga xam te ne en tout cas bëri na ay voilà li nga adressé dëkk bi mais nga dem ñam benn secteur mooy nga dem Ndakaaru maanaam la capitale ñam fa une vie bi nga xam te ne dund bi nga xam te ne capitale la mais toogoo fa nga defaat rétrogradé dellu soit Diaobé alors c'était une mission pour au moins faire éclater la ville faire changer li nga xam te ne moom mooy vécu gars yi tout ça fa demee noonu moom war a nga ñëwaat Diaobé qu'est-ce qui explique raison boobu noonu. tout à fait nga ne man daal lii laa bëgg ba fii lii laa bëgg ba fële ainsi de suite man Dakar li ma fa yóbboon du doon xool oto yi du doon xool neexaayu cité wala yombaayu ndekki beeg ak añ bi déedéet. j'avais un but bien déterminé moo tax bi may jóge foofu ma ne gars yi maa ngi dem maa ngi ñëw naa def samay formation di delluwaat université di leen fa fekk di def ak ñoom en fii ma génn ñibbisi donc Ndakaaru li ma fa yóbboon c'était ma dem xool lan moo englobé lan moo nekk ci biir université. l'enseignement général bi ñu nekk di wax waaw grand bu ñëwee di pooru di sol super sans affaire yooyu noonu lan moo fa nekk dama xool mais dew ma fa pour nekk fa boo am sama doctorat ñëw toog di sommet di dem wuti ji ay crème déedéet. li ma fa yóbboon c'était pour ma dem xoolee te du taaruwaayu Ndakaaru Diaobé moo ma gënal fopp Ndakaaru bokkul sax li ma gëm mooy Diaobé laa juddoo Diaobé laa yaroo fa laa màggee xaw ma fenn fa laay tekkee ça a toujours été mon viatique loolu moo nekk sama feuille de route te loolu day am ndax dama ko gëm awma temps dem France toog fa awma temps dem États-Unis wala ay kii am naa opportunité mun naa dem yoon bi dem bokk ko dem soit ma dee mbaa ma egg mais du loolu mooy sama objectif demoon na sax ba sama frère jumeau un jour de jeudi la war a quitter dem Libye régler lépp li nga xam moom mooy papier mu tout ma bàyyi ko parce que loolu la bëggoon ba muy commencé dem ma ne ko diw ma ne ma waa ma ne ko saa waay tey ngaa xam ne Diaobé fii mën nañ fi tekkee de na ko yoon bi ngay dem nii yow di nga am jabar di nga am doom ngay dem ci mbëkk mi di dem fële na c'est vrai que mun nga dem nga tekki mais mun nga dem nga dee fa te ñun suñu yaay ñun ñaar rek la yor ci góor ñi toogal rek ma dugg ci xel bi mu bàyyi mu bas mu toog mais tey
amuñu alal boobu sant yàlla ñoo ngi suturalu tey ku ñëw mu ne ah lii laa bëgg yàlla mun nañu am ñu fajal la ko nga dem sa yoon xamuñu la xamooñu donc na ku nekk gëm fi nga juddoo mun nga fa tekkee il n'est pas dit que ne ku dem Dakar foofu ngay tekki il n'est pas dit que Baba Tempo yow foog nga liggéey ci ginnaaw bureau pour nga tekki fa déedéet man gëw ma loolu du loolu man gëw ma loolu xam nga lan laa gëm man gëm naa caaf bi may jaay bu ma ci defee fulla mun naa dem bay servir sa président de la République muy yeey caaf sama caaf gëm naa tey as tuut ci li ma ne gëm naa ne tey Baba Tempo mun naa ko amadoué mun naa ko won li nga xamante mun na gëm sama produit ba mu utiliser ko donc nous on est dans ça motiver loo nit ñi xam te tamit bul dugg naan non Baba lii la def bàyyi ma def ko déedéet loolu su boobaa leneen lay doon mais xaaral yow est-ce que yow li Baba di def bëgg nga ko am nga ci amour boo ci duggee tamit est-ce que di nga yàgg d'habitude nit ñi dañuy commencer les entrepreneurs ñu bëri duñ ci dugg parce que soxla woo am lijaasa ci entrepreneuriat soxla woo nekk kii nekk ingénieur ci entrepreneuriat soxla woo am ay diplôme master 2 pour nekk un vrai entrepreneur déedéet mën nga nekk des fois mu judduwaale wala des fois semaine faisant nga bëgg ko nga demal sa bopp xam nga man kan laa naw ki gëm boppam man awma référence awma idole awma ci ki ma sukkandiku xam nga fa laa sukkandiku ci sama bopp ci li ma gëm laa sukkandiku en tant que jeune gëwuma dara lu dul fayit gëm sa bopp kese te képp ku gëm sa bopp nañ la reetaan ci li nga nekk amul problème na nga rangu sa caméra wala sa appareil téléphone ngay filmer nit ñi di la ci reetaan nangul waaye suba booy tàkk ñi la doon reetaan day naan hey nii gëmuñu woon lii te fekkente ne yow dem nga sa yoon donc loolu laa bëgg ku nekk fi nga nekk na nga xam ne bis bu yàggee dina dem sa nekk Baba Tempo. gis ngeen nga mooy waxtaan bi ñu ngi koy en tout cas ñu ngi xuusante ba ci biir li nga xam te ne wax nga ko wax na amul référence amul idole expliqué la nga xam te ne loolu moo war a nekk seeni tey la marque elle est devenue en tout cas ñëw na en tout cas li ma mën a wax sur la toile c'est-à-dire ñëw na au devant de la scène. Alors difficulté yi balaa nga teg ko ci marché bi tout ça. ñu gis aussi les gens ont apprécié c'est pas ndax concept bi moo rafet wala wax ji si boppam moom mooy ñaax. les porteurs de Iwakili parce que on voit ne Magasin ñu ko jënd souvent da nga sant c'est des gens qui sont prêts à prendre leur destin en main. Tout à fait waaw léegi loolu naka la demee pour mettre en place marque bi waa les partenaires parce que fi nga nekk c'est vrai que les gens duñu la dimbali parce que c'est une zone bi nga xam te ni peut-être dañuy siraan seeni commencé na dañuy xaar bu ñu bu eggee ñu soog a fa demee noonu waaw. ay marque yu bëri génn nañ de. waaye Iwakili xëy na yàlla moo ko sol sama bopp rek mënoon naa ko tuddee leneen mais yàlla moo ko jox sama xel mottali ko. donc tey deful buzz de mais dem la nekk di def parce que deful sax li nga xamante ne moom mooy cérémonie officielle bi defamaguma ko parce que je l'avais prévu le 26 mars bii passé. yàlla def ñu circonscrire bépp luy rassemblement lépp li nga xam ne moom mooy parce que bind naa projet ba teg ba dugal ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ma jàppale ci loolu dinañ ci ñëw. ñoom ñoo ko naroon a jël en charge journée boobu yëpp journée de lancement bi ñoom ñoo ko naroon a jël en charge mais yàlla def. tey ñu ci sooxaale tuuti Tempo gis nga Iwakili bi li ko génnee du man yàlla moo ko génnee waaye fu muy egg yàlla tamit moo koy eggal. métti na nag nga am sa marque ñii ne la naan du dem ñii ne la noo gëmal day dem gis nga ñi may ne du dem ñoom sa laa gën a gëm parce que xam nga lu tax ñoom may gën a sol courage. ñoom mooy gën a sol ma gën a perfectionner li nga xam moom mooy design Iwakili bi ñoom may gën a dimbale ma gën a gëm ne man marque bi ala kulli àllin dina mës a dem donc tey buñ toogee ba yow mi Tempo nga koy gis ci toile bi ba keneen bi sama tur sa du ci jaar day su ma gisee moom day naan Iwakili man Iwakili des fois su ma demee Ndakaaru Iwakili lañ may woowee donc boo demee même en entrepreneur dañ leen naan nga respecté juróom-ñaari phase pour yow li ngay produire mu mun a am survie dinaa la ci limal ñaar ba ñett rek. d'abord cible bi bu génnee ñan ngay cibler
tur bi nga koy jox est-ce que du nekk buzz benn fan rek mu dee ak sa entourage bi le monde concurrentiel bi ndax bu ñëwee dina am place am ndax bu ñëwee du xat nit ñi duñ ko naj donc man loolu dama ko calculer ma xam ne kii bu ñëwee hormis niveau international tey bépp fuladu bu nekk niveau international moo ngi wakkili di kii saa waay gis nga bii ba mu génnee ba mu nekk ci toile ba pat ñi may woo ñi may bind ñi may naan lii ñun ngay waxal vraiment lii ñun ñoo ko moom donc man loolu kese doy na ma bu fa yamoon lii sundur wax bu fa yamoon sax neex na parce que dama gëm un jour ne Iwakili bi dañ koy dégg fu ñu ko mësul dégg dina egg fi nga xamante ne gars yi yaakaaruñu fa te one day will come bés dina ñëw insha allahu rabbi Iwakili dana mës a toj te bu tojee day gën di toj rek parce que tur bi moo dul mës a dee illaa yawmi diin du turu buzz tur bi ñëwul fi rek pour mu dem tur bi dafa ñëw pour mu toog ci donkaasi gi mën na ne faaj di liggéey ak nit ñi parce que day wax ak yow lépp lu dul wax ak yow rek jàppal na c'est passager donc Iwakili bépp fànn nag tey fi nga nekk boo Iwakiliwul da ngay rétrogradé te ñaanuñu ko keneen fi mu nekk bu ay Iwakiliwul du dem te moo tax ñun soose gi ñu ne la quand on s'adresse à soi ni nga koy Iwakiliseront c'est qu'on a confiance à toi c'est que na gëm nañ yow fi nga war a mën a egg ba jigéen buy sëy sax yow mi mbokkam boo ñëwee foofu nga nuyu ko ana sa xale yi nga ne ko maa ngi dem loo koy digal Iwakili voilà donc c'est vrai que en tout cas yéen a ngi suivre émission bi nga xam te ne moom mooy sur TS Art TV en tout cas ñu recevoir benn gan bi nga xam te ne mi ngi tudd Seny Kébé en tout cas nekk le grand promoteur de Iwakili la grande marque en tout cas que je veux dire en tout cas la marque internationale comme ni mu ko doon keroog émission bi parce que maa ngi koy déglu moo gis si ñu développé ci émission bi alors dañu xuus ci benn question bi nga xam te ni Iwakili c'est vrai que c'est une marque mais Iwakili avec ses produits gis ñu ay produits yi nga xam te ni mi ngi jaaxal gars yi produits yi mi ngi ñëw di envahir li nga xam te ne mooy jeunesse bi alors pour ces produits là lan lañ mën a am ci produits Iwakili yi nga xam te ni dafay mu ngi envahir la jeunesse mi ngi envahir les populations les gens ñu ngi ciy intéressé wu par rapport au liggéey bi ngay def. mooy mind bi. ok lu mu lay sol. courage bu mu lay cukk. abnégation ak yoonu yi mu la war a ubbil ci sa dund. d'abord Iwakili produit boobu indi na ko. mooy mu xamal la ne lii nga war a def nga gëm ko li ci des mooy nit ki buñ la ne sangul sa taar lañ bëgg buñ la ne solul tamit da ngay wane lu ne donc mu ñëw ci côté vestimentaire bi ñuy defar ay t-shirt di ko dugal ci marché bi. ñuy defar ay dàll donc comme tey dàll bi ma sol nii Iwakili. di defar ay saag bi ma indi tamit Iwakili moom laa fa tag mais suba ñoo ngi ci xalaat ci ay indi ay effort yi nga xamante ne affaire produit scolaire la bi ko dalee ay saag ay jigéen ñi lu ñuy soxla dañuy soxla ay pochette dañuy soxla ay bac dañuy soxla lu ne donc côté vestimentaire boobu Iwakili moo nga ca Iwakili ñëw tamit ñëw xalaat beneen lu dul marque bi ñëw indi la groupe Iwakili maanaam Iwakili marque am na mais léegi groupe Iwakili léegi foofu la dugg comme rek nga am famille sa yaay ak sa papa du la doon dundal yow nga màgg comprendre nga ñëw di leen dundal nga yor leen noonu la Iwakili mel ak groupe Iwakili donc groupe Iwakili tey dem na ba mu am Iwakili Actu am benn chaîne sur le web comme macha allah tas aar nu mu nekkee sur le web tabaski bii passé lañ ko inauguré ci grande mosquée bi ñu am suñu première sortie à Vélingara bi El Hadj Abdou Mbengue doon def conférence de presse am mais bu ñu ñëwee on a une équipe très dynamique parce que on est avec des professionnels parce que tey ki nga xamante ne moom mooy suñu frère suñu rédacteur en chef bi c'est un professionnel journaliste professionnel la donc kooku chaque fois bu ñu amee produit dañ koy dugal suñu groupe Iwakili groupe bi moom mu def voix mu yónnee ñu ko ñu monter ko ñu soog kaa publier donc tey ñëw nañu pour ñu bokk ak nit ñi ñu ànd ak nit ñi tey yow boo gisoon bëtu concurrence Iwakili Actu tey doo woo fii ki nga xam moom mooy initiateur wala manager Iwakili tey comme ni ma la ko waxee woon ma ne la foo nga jël ma nga ne ma non yow yaa ma war a jël donc ma ne la ay jëlante la te man ma ñëw rek nga bett ma ci jël bi kon man lan laal mën a wax donc je pense que loolu c'est important
donc Iwakili tey hormis loolu tamit moo ngi ci li nga xamante ne moom mooy agroécologie mbay mi mais ban mbay ak lan la bëgg lan la ci namm ba léegi ci wér-gu-yaram bi nga xamante ne boobu laa jox conc bi ma koy indiwaat mooy wér-gu-yaram bi moo tax ñuy valoriser la culture de la patate douce à chair orange. ok patate douce boobu nag yaakaar naa Tempo ku nekk war na ko mën a vulgariser ndax patate la bi nga xamante ne hormis li ngay lekk mu lay feesloo muy feesal sa biir mais wér-gu-yaram bi ci nekkul ci benn nekkul ci benn fruit wala benn li nga xamante ne moom mooy légume patate la bi nga xamante ne tey nit ki bu xiiboonee mu am carence en vitamine A moom teneur en vitamine A bu mu am dafa am doole ba tey ji nit ki nga xamante ne ci sa ndaw nga toll nga koy di jëfandikoo di ko lekk boo demee ba màgget xam nga des fois suñu maam yi dañuy am problème de vision mais loolu lépp ay carence de vitamine A la mais richesse am dana tax ba yow léegi au lieu que nga am problème de vision leneen ngay am mais fekkee du problème de vision xale yi xiiboon ñi naan dañuy dem jënd ci marché bi ay purée affaire jëlal sa patate douce à chair orange nga def réduire ko nga baxal ko jox ko sa doom jigéen bu ëmb jigéen buy nàmpal loolu nañ ko jëfandikoo moo gën a am solo c'est très accessible et c'est biologique amul benn produit insecticide wala pesticide bu ñu koy liggéey déedéet jëmbat ko nga ñaan yàlla mu naatal ko fii c'est fini donc loolu lañ am yéene tey ñu ngi koy expérimenter ci benn partie suñu kër suba am nañ terre bi am nañ surface bi am nañ ay bouture li ñu dese mooy ñu bay ko nawet ak noor mais tamit fi ñu ko war a def boobu clôturé wuñu ko donc ñoo ngi ci phase bind projet pour ñu dem soumettre ko ñi nga xamante ne ñoom lañ ko war a jox buñ ci yàlla dimbale ba ñu clôturé ko mais boobu leneen la mu ne sutural parce que dina créer emploi dina générer xaalis te yaa ngi ko ciy dugal feneen encore donc ñun loolu mooy suñu programme te Iwakili yaakaar naa fépp foo munta dugg lépp loo munta def boo ko gëmee rek Baba Tempo da ngay dem donc produit Iwakili su ma ko limee fi du ma jeexal. mi ngi noonu jàpp leen que ni tey ñu ngi recevoir benn gan bi nga xamante ni en tout cas c'est un fils de la Casamance alors ñu gis que promouvoir li nga xamante ne moom mooy entrepreneuriat ñu gis ne que li nga xamante ni li gars yi naan entrepreneuriat dañ ko war a jàppale. alors tey nga am ay partenaires ñu gis que ni que li nga xamante ne autorité dañu ci war a mën a jàpp. mais loin de là on voit d'autres gens des partenaires qui viennent en tout cas en premier lieu jàppale la ci liggéey bi ngay def alors que les premiers secours pour jàpp ci mbir mi mën na kon les autorités yi nga xam te ñoom ñoo nekk au niveau local ils l'ont pas fait un partenaire mu ñëw débauché la génne la affaire demee noonu wane la ak àdduna bi affaire demee noonu alors noonu mën a expliquer le link bi créé li nga xam te yokk partenaire bi tout ça pour mën a valoriser sa liggéey bi ngay nekk di def. xam nga mën nga am dara nga gis kële muy ci yoonam. mais iñaanee nga ko wala amoo sa gëmoo moom li mu gëm ba nga ko ci jàppale et pourtant ñu bëri ñu ngi ci Fuladu gii ñoo ngi ci région Kolda gii bépp jeune bu jóg ñoom kese mun nañ la appuyer nga egg fi nga war a egg te fekkee Samba du dégg Sunkaru du dégg mais déedéet de ñoom daal defal say tànn beer defal say kankurang defal say nga tuddee leen ko ñu xëpp la ay millions mais xeeb nañu jeune bi nga xamante ne gëm na boppam te mu ngi demal boppam ñu accompagner la ci loolu soit nga nekk ak ñoom ci seen camp ou bien nga nekk di leen kaaje donc ñun tey ñu nekk fi nga xamante ne mu sore Sénégal muy Ndakaaru mu egg fi nga xamante ne moom mooy région Kolda te ñu bëri ci ñun am nañ idée am nañ ay programme mais dañuy ragal ko mettre en œuvre par exemple man tey bindoon naa projet yu bëri balaa Iwakili balaa lii yëpp ma dem bay ki nga xamante ne moom il était le gouverneur de Kolda xaw ma Thierno Alassane Sall l'actuel gouverneur de Dakar ma dem moom mu recevoir ma personnellement mooy jox ko sama projet boobu c'était projet santé la woon mu ne ma c'est un très bon projet dinaa ko yónnee MCR hande benn ñaar tey su may dem bay tudd ay projet bay tudd ay partenaires la GIZ ñi nga xamante ne ñoo am projet bi tudd réussir au Sénégal ñoom dem nañ ba ñu recevoir ma seen bureau
ma Fally Mbodj di ko nuyu ak Mamadou Ndiaye mais balaa ñooñu il y avait un gars bi nga xamante ni gaañ bu cool ku wàccee boppam Alaaji Seydou Nourou Dia kooku sama jumeau la pour te dire xeebul kenn donc ñooñu tey bu ma demee ba ma am sañ-sañ ne man lii lépp lu mu jóg dinaa ci egg rek ñoom ñoo tax ba tey jii ni li nga xamante ne moo dàggali xam nga lii loxo dàggu ko waaw man ci ginnaaw yàlla ak ñoom laa bind projet ma soumettre leen ko ma koy suivre tout le temps ma leen di embêter nag foo leen toll naka la affaire bi demee ba yàlla def mois de mars bii passé ñu financé ma benn matériel bi nga xamante ne valeur bu takku kit de démarrage pour sérigraphie am fa benn ordinateur portable ordinateur all in one fixe am fa benn matériel sérigraphique am plotter di découpe plotter bu bees tak ak benn ngand maamu photocopieuse donc tey boo xaymaa loolu près de 2 millions la loolu di jar man ana xaalis bi moo yor mooy koy jëndee yàlla def tamit ñu dem di dem lu néew ñu dugg ci lu néew ñu dugg ba ci corona gii ñu ciy foowantu rek def fa benn genre vidéo un jour laa doon laa wàcc jóge terrain sama frère jumeau mu ne ma est-ce que duñ def benn vidéo du am wax ñu def benn vidéo rek ñu posté ko pour affaire corona bi pour gars yi affaire lavage des mains mu dem jëli caméra suñu frère suñu benn cousin ma ne ko demal solo en équipement demal te ñëw man may filmer moom mu nekk arbitre xam naa ñu bëri gis nañ ko ci Facebook bi mooy moom ñu tuddee ko la VAR comprendre nga après ñu monté ko bi ñu ko monté ñu dugal ko Facebook moom mu yónnee ko waa USAID Gold bi ñu ko yónnee waa USAID Gold seen responsable régional bi kooku mu yónnee ko waa Dakar après si la ma kooku booleeg seen responsable bi mu ne ma gis nañ li ngeen def c'est très intéressant mais dañoo bëgg ngeen defal ñu benn expression ci ay storyboard ay script affaire yooyu noonu parce que on veut collaborer avec vous ma ne déedéet guddi boobu nelaw ma guddi boobu Baba Tempo nelaw ma ne foo ba ci dëgg ma ne ndekete saa neex li mu wax dëgg la ndek yuuxu non mën na ndekete wërsëg moo ngi ni ba ci lalu hôpital ya ñu waxtaan ak kooku maa ngi koy nuyu de passage Baydi As c'est lui l'expert nu mu tuddati en communication de USAID Sénégal kooku woo ma ñu waxtaan mu coaché ma jox ma yoon yi fan laa war a jaar ba mu bind dossier yi fournir leen bind storyboard yi ma yónnee leen ñoom ñu yónnee ko waa ministère de la santé waa États-Unis ñoom ñu def seen feedback ñu yónnee ko waa SNEPS ñu def ñu retour ñu mën a valider suñu storyboard yi bi ñu valider mën nañu léegi mën ngeen commencer phase production ci koor gi naaj bi nu mu tàngee jawbe dañuy taxaw nii rek gars yi dañuy seetaan ñu ne xëy ko feetu benni waaye ndax ñu nekk ñuy produire suñu film yi yàlla def lépp lu ñu produire bu ñu ko tasaaroo seen groupe d'experts en communication yi gars yi valider ko amul benn équivoque te boo fa demee ñi fa nekk professionnel sama cheikh la kooku moo dem Sen Hightech moom foofu la defee formation en audiovisuel. ok moom foofu la defee man may taaba man moom bokkuma fenn. mais yaa ngi esprit bi. essayé ko. mag yow la. yaa ngi comprendre noonu ñu produire leen 15 films. ñu valider lépp ñu jox ñu suñu abonnement suñu premier contrat dernier bi ñu jox ñu xaalis boobu nag lañ dem ma ne leen acteurs yi ñu jox ku nekk sa njëgu guro li ci des ma ne leen xam nga la ñuy def ma ne dañuy génne benn téléweb ñu ne ba ma ne leen dañ koy tuddee Iwakili Actu ñu jël xaalis bi dem Ndakaaru dem magasin yi gën a cher dem wut fa matériel yi cher ñëw indi ñu koy joobee ba récemment am na beneen banque bu ngande bi ma contacté ñun dañoo bëgg benn tournée nationale xam naa buñ ci tolloo rek ñuy yaakaar ne foofu tamit buñ ci amee ñu investir feneen tamit loolu lañ ñu ko du xaalis bi ngay lekk tey boo ma laajte woon sama compte dërëm doo ko fa fekk lépp lu ñu am investir nañ ko feneen pour suba yow nga am ci kii am ci wala fekkee ku bëgg a dem nga ne ko demal yow tam nga dem liggéeyee sa bopp donc nous on est dans ça donc loolu moo tax partenaires yooyu la GIZ USAID Gold ak ñi nga xamante ne ce sont des personnes de bonne volonté ñu leen di gërëm di leen sax parce que mënuñu leen kii mais il y a un grand bi nga xamante ne kooku tamit daf ñu gëm depuis la première heure mooy suñu gestionnaire mairie bi ki tudd Amadou Meka kooku dafay jaar ma jaar ci turam parce que tey su ma ñëwoon sa mbubu bu ma defar ma yóbbu ko da koy jënd sur le sang. ok dallu carax bi ma floqué daal turu Iwakili su ma ko yóbbee da koy jënd
donc kooku du ma xaar sax ba di tàgg ay président ay ministre déedéet kooku amul dara waaye iñaane ñu tous donc man loolu laa gëm boo gisee sa rakk mooy ci yoon nga mun ko puus ko bu ci xaar dara bul xaar sax suba mu indi la le retour wala retour de l'ascenseur bul xaar ak retour ascenseur te ay grand yu baax yi nga xamante ne dañ lay woo téléphone di la encourager ñooñu xam nañ seen bopp su ma leen limee day kii comme ba ci yow sax donc tey boo demee ba te gis naa lu rafet li nga def mënoon dafa bañ a fekk. émission bi ma si invité woon Sewnde FM. mais sa commentaire bi dafa daw yaram. parce que yow la rek sa xol moo la ko may. nga ne xaaral lii ma def ko parce que ki fa nekk tooguñu mais gis nga ne mën na dem donc loolu Baba Tempo je pense que c'est important partenaire yu jeex. partenaire dem na sax ba ki nga xamante ne sa noon la sa partenaire la. waaw ndax da lay gën a dimbale rek ngay dem. donc ñun amuñu noonu c'est des collaborateurs à l'ombre lañ am ak collaborateurs yi gën ci bi parce que ku lay découragé la sa collaborateur la de bul yaakaar ne kooku da la bañ de. kooku mu ngi lay wutal ay yoon non xam nga man nit. man gis xam nga noonu doo ko gis. tey su ma la ne woon ana noonu. mënoo dem nga ne kii la wala kii la noonu amul de ku lay encouragé moo am. te encouragement dafa am ñaari facette ki lay waxal li nga mën a dégg mu neex la ak ki lay saaga wala ki lay naan kii lu muy def du mës a tekki ci àddunaam loolu yépp ay collaborateur lañ ñu ko xamul dañ ko xam noonu amul de ay naan nooy moytoo sa noonu bu ko mus a moytu boo ko moytoo rek yow sa njeex doo dem da ngay dormeelu loolu moom nit ñi faaw ñu xam ko. li nga xam te ne mooy débat bi mi ngi gën a intéressant ci waxtaan bi je pense que ni tey c'est un jeune bi nga xam te ni ñëpp a war a wuy si li nga xam te ne le concept bi mu teg ñun mi dañ cee bardé moo tax ñuy wax parce que li tax mooy que ni la persévérance bi ci nekk tey moom c'est-à-dire on dit pas tas moo njëkk Iwakili mais c'est-à-dire dañuy bardé ci démarche bi ak li nga xam te ne moom mooy preuve mu teg parce que c'était pas évident nga nekk entre deux grandes villes Vélingara Kolda nga teg benn affaire au milieu waaw léegi dafa may jaaxal quoi parce que damay te poser la question mais Seny comment il a pu mu dem Diaobé entre deux grandes villes mënoon na résider à Kolda wala mu résider à Vélingara mais il préfère être au milieu. je te dis une chose ba léegi waa Dakar sax dañu place bu Diaobé bu Kolda Vélingara. maa ngi leen fa laay nekk de. billahi j'ai un ami c'est un policier il est au ministère de l'intérieur. mu ne ma copain est-ce que xam nga ne yow faaw nga ñëw résider Dakar ma ne ko ba ñu ma ñëw résider Dakar de waaye damaa bëgg liggéey ba ma xam ne su ma demee ñu xam ne man commencé wu man Dakar fi ma commencé Diaobé la fi ñu yaakaar ne foofu kenn du fa mën a kii budul marché bi man foofu laa gëm ne foofu laay commencé après ma ñëw li ma fay indi tamit du toog ubbi yeneen i buntu moo ma fay yóbbu waaye du leneen pour ñëw toog naan dama fi indi sama njaboot déedéet man dama teel a gëm ne man damay tekki Diaobé te ci yoonu yooyu laa nekk ba léegi ni loolu laa gëm ne ni Baba Tempo man Seny Kébé damay tekki Diaobé immeuble dama koy tabax Diaobé bu su yàlla andee oto yi dinaa ko jëndi Diaobé laa koy teg dew ma fenn mi yaxaan haydu laa gëm naa ni foofu laay toog te am self made man kenn kiwuma foofu laa doon te loolu laa gëm loolu moo tax bëgg naa képp kuy seetaan te nga nekk ndaw gëmal sa bopp xam nga di nga di fëgg sa dënn naa damaa gëm sama bopp dama c'est pas ça man du lu foofu laay waxee dama gëm ne loo gënt lu ne jéem kaa mettre en valeur billaahi yàlla dina la ci fekk loo gëm ko te bu ci xaar kenn départ man tey su ma xaaroon GIZ du ma am financement su ma xaaroon USAID Gold su ma xaaroon RTI USAID national international du ma am dara mais dañoo gis suñuy produit ñu gis ne ñii la ñu war a loolu la ma bay di wax mu ne ma tey gis nañ ne l'expertise et l'expérience locale a donné donc tey on ne va même pas chercher ailleurs pourquoi pas ñu jox ñooñu ñoom ñu dundee ko ñoom ñu implanter loolu ci biir te dëkk donc loolu moo gën a am solo tey tas nu mu nekkee di tas aar noonu gis nga yéen a ngi def lu amul parce que dama la doon gis ay kii mais tey xoolal macha allah. waaw yéen li ngeen amoon keneen amu ko buñ ko xeeb te gis nga xam nga tey ñëw naa
balaa ñu ne déwén wala quelques mois boo ñëwaatee nga fekk fi tas aar fekkee tas na leneen. c'est très possible. gis nga booy gënt boo yeewoo bindal sa gënt bi nga gënt même bu ñëwut jéemal kaa mettre en œuvre day dikk forcément du nga ko forcé xoolal ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañuy ne dañuy tekki forcé. par force fii la. te xoolal du ñu jaay sunguf. waaw du ñu jaay ngooñ du ñu jaay tus du ñu dem li nga xamante ne yàlla bëggu ko du ñu dem li nga xamante ne suba boo ko kii duñ ko def de waaye lii lañ gëm ñàkk jëriñu. on peut se glorifier ci émission bii nii que Fuladu Kolda am nañu ay doom yi taxaw ngir en tout cas ñoŋal jox départ ya ndaw yuy ñëw ci wàllu entrepreneuriat. alors on voit nettement que ni tey li seeni wax lu am solo la certainement ñi seetaan émission bi ci biir réew mi ak ci bitim réew mi nañu am en tout cas on xam li gars yi naan en tout cas un cœur qui va exploser parce que ils auront la fierté bi nga xamante ni tey jii wane na ko moom en tant que fils de la Casamance. je pense que ñu ngi ci njeexital émission bi seeni tey en tant que li gars yi naan en tout cas un promoteur bi nga xamante ni ndaw nga. ñu am en tout cas zone bi ñu nekk mu am zone de migration bu doy waar. mu am jeunes yu bëri si faatu ba tey jii ñu ngi jàpp ne ñoom tant que ngir ñu dëkk bi dem feneen duñ tekki alors que taw bi mu naan tawee ñëwaat na normal suuf baa ngi fii tout ça yeneen opportunité yaa ngi fii on voit que en tout cas nous sommes dans une zone vierge parce que tey boo xoolee Casamance y' a pas une télé bi nga xam te ne am na licence. y' a pas li nga xam te ne moom mooy événement yu ngande tout ça alors que tey c'est à nous de porter les choses tey lan ngay wax ndaw ñooñu nga xam te ne ñu ngi toog di xaar. xaar li ñu ñëw ak lu ñëwagul ak li nga gisul erreur la. ndaw yàlla may la sens sa xel baax sa loxo yi baax sa tànk yi di dox xanaa des fois doo gis ci réseaux sociaux yi des gens démunis. di liggéey di jàng. pourquoi pas nous xanaa ñun yàlla ñun kese la fi nekkal doo ko commencé nga xool lii ñëw gis nga jël oto di dem le voyage c'est un droit tout le monde a le droit de voyager fépp fi nga bëgg a dem ci àdduna nag waaye na légal tey Baba Tempo boo bëggee dem États-Unis demal ambassade wuti ji sa kii yooyu noonu c'est vrai yàlla ngi fépp nag mais li gën a am solo mooy lan yow amoo métier booy dem jàngoo amoo benn esprit de créativité parce que doomu Samba dem na rek mi ngalam yahi seeni ko menen wonduno galle kanko yahi o darnani nene makko étage min ngalam ko mami yahami darnana enen affaire de concurrence yooyu boo koy topp da ngay lor sa bopp lor sa askan lor sa wéyjur lor sa dëkk ndax un jeune de moyen dans une localité c'est une chance de moyen pour cette localité là parce que tey imagine jeune bi nga xamante ne am na xelam man j'ai des amis ñi nga xamante man maa bokk ak ñoom kii mais yoon suuf lañ dem ñi dem mais ñoom ñoo lay woo téléphone naan la booy l'Eldorado n'est pas ce que je croyais. oui. man na ko saa waaj yéen du da ngeen doon dem ñun ñoo ngi toog après lan mooy njeexital bi regret te gis nga mbay bi ngay kii fii nii c'est vrai que lu ñuy différencier ak ñoom c'est la devise mooy lan ñoom benn euro ñu ngi koy wecce ko 655 suñu fii kese waaye suuf bi ngay def foofu noonu fii nga am ci nga wàcc dem toog sa bopp nga nekk ci jàmm booba doo ko fa am de foofa doo ñemel ne tëdd nelaw boo génnee ci liggéey bi yaa ngi ci liggéey beneen Maroc gii Italie nu mu tuddati ba ci nu mu tuddati Libye gii gis nañ ne chaque jour heure bi nga xam ne foofu taroon na ñuy rey ñi nga xam ne dañ leen di dóor en direct nii di leen di te du ñenn ñi nga xam ne suñu mbokk la chaque jour nga gis ci Facebook bi mbokk mi dee na xamuñu mbokkam dafa feebar xamuñu mbokkam nga dem 1 an 2 ans 3 ans kenn xamul li nga ne te nga nekk ndaw nga am bras valide te ngaa toog sa dëkk bis boo demee ba nga xam ne yow lii nga bëgg a def nga valoriser ko nga def ko nit ñi fekk la ca da ngay gis ñi nga xamante ne c'est des soudeurs c'est des maçons c'est des mécaniciens c'est des peintres ñu bàyyi fi seen liggéey bàyyi fi seen wërsëg xeeb seen wërsëg ñu jël mbëkk mi dem yàllaa xam ñaata mois la ñuy def Libye ñaata at la ñuy def Libye ak ñaata temps la ñuy def Italie doo am pep doo ñibbisi sa yaay dina dee sa ginnaaw sa maam dee sa ginnaaw sa papa dee sa ginnaaw doo mën a ñibbisi même pour li ngay yónnee sa problème la donc nit ñi nañ bàyyi
di photo wu di poster di attirer xale yi nga xamante ne seen bopp yi matagul d'abord Baba Tempo loolu problème la yow nga jóge benn village nga dem nga photo wu nga wane li nga xamante ne loolu la Italie rafet loolu la France rafet nga ne leen la vie est belle c'est vrai la vie est belle mais est-ce que yow yaa ngi liggéey li belle li embellir la sa adduna boobu noonu donc nit ñi ku nekk na nga gëm li nga gëm waxuma bul kenn voyager de man Seyni Kébé waxuma bul kenn voyager de dama ne voyage droit la waaye na nga dem li nga xamante ne booy dem ci yoon et en même temps boo xamante ne looy dem di nga ko fa wuti di nga ko fa am mais bu dul loolu Sénégal bii faro yaa ngi fii de te tamit benn message laa bëgg a lancer Baba Tempo na gaa yi jox jeunes yi parcelles yi ñu liggéey na gaa yi ubbi parcelles yi ñu liggéey munoo nekk autorité nga am fa ay 20 parcelles ay 30 parcelles yow kese nga ko ay jeunes yi nga xamante dañoo bëgg a liggéey suuf si yow ñooñu mun ñoo am sa benn corde pour ñu def fa seen ceeb man sama exemple man bëgg naa bay ceeb mais ba léegi nii da ngay bind ba sonn parcelle benn doo ko am même li ngay loué sa doo ko am loolu ñu naan la ne lii ministre moo ko moom lii député ko moom lii maire ko moom te yow ministre nga bëgg a liggéey munoo fexe ba liggéey donc nit ñi nañ bañ a wax ne booy fuladu duñu mun a liggéey dañoo bañ a liggéey loolu du dëgg de booy fuladu dañoo bëgg a liggéey yéen ñi nga xam ne yéen ñu mun a dimbale nangoo leen dimbale nit ñi ñu mun a am accès à la terre jigéen ñi bëgg nañ liggéey amuñu accès à la terre en grande quantité en grande partie tamit bu ñu weddee nañ dem ci contre saison bii passé woo naa ñi nga xamante ñoom ñoo fa bëgg a def contre saison xam nga la lañ ma wax jeex na terre bi jeex na kii bi ñëpp kii nañ ko ndaw ñëw am idée bëgg def lii nga war kaa encourager war kaa xaajal sa yow ci say parcelles nga koy naan non jeex na saison des pluies kazalika fan lañ jëm si tay mi wala raama wala raakam xonoon nu waar donc nit ñi nañ bàyyi di gëlëmloo nit ñi jeunes yi nañ toog suñu Sénégal gi on peut ressusciter nous si on y croit armons d'abnégation de courage mais surtout d'ambition et ñuy wuyoo turu Iwakili rek kese rek émission bi jeex na parce que danaa que ni fi la ñuy jeexalee émission bi nee na en tout cas nañu wuyoo en tout cas tur bi nga xam ne mooy Iwakili fu ñu munti nekk bu ñu liggéey nan wéet gore wéetali ko gore mu nekk lu am solo alors mu nekkoon mbégte bànneex recevoir suñu plateau kenn mooy Seyni Kébé mu nekk promoteur Iwakili en tout cas andi lu bare li ma wax gars rek c'est xëy na su nga seetaanee vidéo bi ça va permettre en tout cas mu mën a en tout cas yee ci yéen benn affaire c'est un plaisir en tout cas de partager plateau avec lui alors li mu wax cri de cœur bi tey lan la mooy que na autorités yi na njiiti jàppale jeunes yi ñu am parcelle bu ñu mën a béyee parce que mënoo am hectare yu bëri yow en tant que njiit d'abord déjà non seulement yaa ngi bénéficier ci ay largesse de pouvoir mais aussi tamit mënoo bénéficier benn largesse bi nga xam te ne ci kaw askan wi la kon nañu bàyyi xel ci loolu lu mu wax lu am solo la mbokk yi c'est un plaisir alors dinaa leen en tout cas bàyyi numéro téléphone yi ci suuf coordonnées yi tout ça ñi soxla produit mooy patate douce bi li mu wax ñu soxla ci li nga xam te mooy marque Iwakili yi yëpp di nga am en tout cas ci suuf écran bi ngeen mën ko retrouver ci li nga xam te ne moom mooy Iwakili en tout cas di ko remercier bu baax a baax Seyni merci jërëjëf. merci Baba Tempo merci à Tassar bon vent à Tassar yàlla def ci xewal. naa la wax leen di ngeen dem fii na set rek na continuer di set rek billaahi day dem. on jaaraama Allah jaaraama.